bu ñoom ñi liggéey ci kàkken bi yëpp bu seen bët xonqee ki ñuy njëkk a xalaat muy Assane Ndiaye am na fi yoon woo nga xam ni nii keroog bi ñu am problème Poclé pour irriguer seen ndox ma 500.000 la leen jox ñu ngi nii ku ko kenn du ma ci wedd ci loolu ci loxo ak yuusu joom yi na ci loxoom la ko teg barki démb la fa mujj dig leen ab tracteur boo nga xam ni nii day ba tool yi dañ koy jariñoo di ci bay seen i tool keneen ku bëgg a bay toolam ñu jox ko mu bay ci toolam loolu nag fa tubaarakalaahu bu ko yàlla àggalee mébét la boo xam ni nii dina jariñ waa tool yi waaye dina jariñ tund wépp kon macha allah fa tubaarakalaahu bëgguma monopoliser wax ji lépp waaye maa ngi sant nag aussi organisateurs yi Ndomur yi jàmbaar lañu lool di jiital ci cant googu nag waa dëkk bi soxna ajaaratu soxna yaama daam ak njabootam daa la jiite ak ñoom ñëpp fu tubaarakalaaw jàpp nañ ci organisation bi pour mu réussir ni mu war ba mel nii kon fu tubaarakalaaw ñoom njaboot ga nag duñu leen sant sax dañ leen di ñaanal rek yal na yàlla guddal seen fan yal na yàlla barkeel seen liggéey xam naa mënuma wax ji lépp liy duuf ci nag wi xaj ci cin li waaye daal président Assane ak ñi nga àndal ñëpp di nuyal nag beral cant machine na Diouf mi nga xam ni moom itam combattant de longue date la bu dégg bëccëg mi ngi ci ñoom Rijal ñang ñoom ñëpp xam naa ñi fi nekk ñëpp dama mënul lim ñëpp waaye sant nañu leen gërëm nañu leen wasalaam. jeunesse bi ngeen gis ñu taxaw jeunesse bu confiante bi la jeunesse bi xam li ñu bëgg jeunesse boo nga xamante ni kenn mën leen a këf ay wax ju leer mooy tax ñoom ñu ñëw diglu la ku ne jaar na fi pré campagne am na fi campagne bi mu commencé ak léegi yàgg na mais rassemblement bi mel nii mën naa wax ni musul am Ndomor. Assane Ndomor mi ngi nii Ndomor mi ngi nii dinaa la wax quelques doléances nag balaa may dem mais waa Ndomor damay wax ni leen ñi ngi woo ñëpp ngeen ñëw jàpp ci changement bi parce que ren moom atum Assane la incha allahu rabbi ren jii Assane ko moom loolu la yàlla dogal dañuy tàllal loxo ñëpp lu ñu ñëw bokk ci bu ko defee bu ne changement am na nga ne man de àndoon naa ci changement boobu mais bu leen bàyyi ba changement am ngeen soog a ñëw weesagul na ñëpp ñëw Assane la jeunesse de Ndomor est là jeunesse Ndomor une crème importante est là c'est des primo-votants et ils vont voter pour vous inchallah Ndomor nag man mënuma wax au nom de Ndomor mais dinaa wax sama gis li ma gis ci dëkk bi loo xam ne bu jagee rek dëkk bi mën a avancer muy lan ndoxum Ndomor man mi damay fanaanee root sama waa kër ne xam ne si daal damay fanaanee root ndoxum Ndomor il faut apporter des solutions et immédiatement inchallah benn ñaar tooli kàkkan yi bu soqali ko Ndomor duñ soxlaatee tukki fenn tool yi c'est une priorité monsieur le maire ñett nos écoles françaises et nos écoles religieuses école française bi suñu CEM bi dañ ko war a defaraat am na ci les anciennes salles dañ leen a war a rénover defaraat leen parce que yàgg nañu fi depuis primaire la woon kooku surtout ndoyaa boobu man naa ko wékku suñu case de santé bi dañ ko bëgg a def district sanitaire mu am un ICP un infirmier chef de poste parce que Gadda Ngombeen ñi ngi fii ci gannaaw ci Ndomor la ñu bootu. troisièmement école yi arabe yi fi nekk dañ leen a war a renforcer may leen doole parce que éducation religieuse bi waruñu ko sàggane. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar monsieur le chef du village de Ndomor, monsieur le représentant de l'imam, monsieur le président Assane Ndiaye, le futur maire de la commune de Taïba Ndiaye, monsieur le président Madien Ndiaye, chers membres de la délégation, honorables invités, chers responsables, bienheureux habitants, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous dans cette cérémonie de meeting inédit
durant cet événement qui marque un déclic dans l'histoire politique de notre cher village, Ndomor, un village que nous aimons à cœur. Les présentes élections locales sont un moment historique pour un changement décisif de la marche de notre commune vers des lendemains meilleurs en général, mais en particulier pour un changement de notre village Ndomor. Nous vous appelons à un vote utile, un vote responsable. Et ce vote n'est rien d'autre que voter la liste dirigée par Monsieur l'honorable le maire Assane Ndiaye, qui est l'Union citoyenne Buntubi. Je vous remercie. ñoo ngi leen di ñaan nag yéen ñëpp comme ni ngeen mobiliser woon ñi ñëw jàppale ñu ci bis bi ba lépp sotti rafet macha allah incha allah bu le 23 bi yéen ñëpp ngeen dem voté leen ñu noonu suñu xol gën a sedd si yéen. gaay bi jekk na trop waa Ndomor dama leen di xamal tey jii lu tuuti te barewul ci Alaaji Assane Ndiaye mii parce que dafa nekk nit ku nga xamante ni nii modesté ak ouverture am dafa yaatu. parce que ñun bi ñuy dugg ci coalition bi dafa ñu wax lu nga xamante ni dafa leer mënuñu man soxlawuma jeunesse bu nga xamante ni day jàpp sama ginnaaw di ma tàcc jeunesse bi ma soxla mooy ban jeunesse mooy ki nga xamante ni day ñëw ni ma sama domaine de compétence lii la tegal ma feuille de route ñu ànd ci liggéey bi saa su nga xamante ni yàlla teg na ko ci biir commune Taïba Ndiaye bi mu nekk lu nga xamante ni lu rëy la mu nekk koo xamante ni xam-xam moo ko ñor. tey soo xoolee mu toog ak collaborateur bi di monsieur Madien Ndiaye nga xam ni expérience ak jeunesse moo toog te àdduna loolu rek moo ko yore expérience ak jeunesse leneen lu la waaye mën a wax da lay nax monsieur Assane nekk na ko nga xamante ne nii bokkoon na ci gestion mairie bi donc kon moom am na ci xam-xam bu leer am na lu nga xamante ne nii am na ay défiance moom xam na ko te pare na pour lijjanti ko monsieur Madien Ndiaye mii. dafa nekk ci jeunesse yi nga xamante ni fii lañ dëkk ci biir Taïba Ndiaye gi dem génn jàngi am xam-xam ñëw bëgg koo séddoo ak waa dëkk bi mu nekk loo xamante ni lu ñu rafetlu la donc bi ñu àndee def seen coalition ni dañoo soxla jeunesse bu nga xamante ni dañuy ñëw aussi indi seen xam-xam ñu bokk liggéey commune Taïba Ndiaye bi donc ñun duñ ko bañal kenn donc am na lu nga xamante ne nii moo ngi fi doon daw ça veut dire que ni jeunesse bi Ndomor dañoo ànd pour voter diw duma tudd turam donc tey soo xoolee fii sama rakk Maguette jiite wax na ko sànq xool leen fii na seen bët daw y a que la jeunesse qui est ici y a que la jeunesse qui est ici te pare nañ pour génne seen xob voter ko monsieur Assane Ndiaye. asalaamaaleykum waa Ndomor yéen a ngi fi ana waa Ndomor yéen a ngi fi ku ngeen àndal 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 ku ko yor kuy changer commune bi merci. ndax mooy bleu bii bu ngeen ko lemee ba mu jekk ngeen jël def ko ci enveloppe bi waaye ngeen dugal làmmañu enveloppe bi ci biir mais ñëw nag professeur daf may gàggante des fois mun ma Mandike day wax ni bulletins yi daa bari 9 bulletins ñoo nekk ci table ndax candidat yi daa bari car macha allah lépp rek ngir li nga xam ne moo nekk ci commune bi ñëpp bëgg ko waaye président Assane am ci taxawaay bu ci kenn amul bu ci kenn amul donc mu ni ma su ngeen demee 9 bulletins la am ngeen droit choisir 5 bulletins au lieu ngeen di jël 9 bulletins yëpp day di seen loxo ba pare mën ngeen a jaawale nee na da ngeen di jël ñeenti bulletins juróomeel ba mooy bulletin bu bleu bii moo koy juróomeel mu ne nag bu ngeen bañee juum da ngeen di jël benn bleu bii kese bañ a tànn yeneen bleu yi benn bleu bii danañ koy xool bu baax ba gis ko fa mu nekk ngeen jël ko jël ci jëlaat yeneen ñeent muy juróom nga dem ca mbañ gàcce ma tànn la bleu bi jël ya ca des ñeent ya ca des nga sànni ko ca kees ga jël bleu bi def ko ci enveloppe bi mu ne loolu mooy vote bu wóor bi bu ko defee ca ngoon nga ñu ne fii président Assane Ndiaye. neex na lool toogaay bi neex na tàccu yi neex na maye leenu seen xaalis neex na
waaye li nu gën a saf mooy bu ñu ko fekkee jàmba le 23 janvier ngeen jël bulletin bu bleu bi dugal ko ci enveloppe bi te bañ koo jaawale dugal monsieur le maire Assane Ndiaye gunge ko ba mu dem Taïba Ndiaye dugal ko ci buntu ko jaay dem na fóote yére bu weex te bule woo ko pour ma rafet kon enveloppe yi na bule may wax ni président Assane or la te or yombul ku yor or danga ko war a téye bu baax a baax président Assane or la kon maa ngi sant ñëpp di leen gërëm pour bañ a guddal maa ngi sant yàlla di sant ñëpp di ñaanal président Assane yal na ko yàlla may fan bu gudd moom monsieur Madien ba ñu toog ci siège bi bu keragee dee ñu xam ne ki ko man ak ki ko jéem bokkuñu asalaamaaleykum wa rahmatulah. ci ginnaaw laa nekkoon di waxtaan koo xam ni feneen la bokk mu seedeel ma ni ma li am fii musu fi am benn meeting musul mel nii Ndoomoor leader bu nekk ñëw na fi ku ne jóg na fi waaye li am Ndoomoor tey musu fi am kon suñu xel dal na di wax alhamdulilahi rabil alamin te waxoon naa ko de dañoo def meeting quartier la ñu def ñun benn opposant la ñu am benn opposant képp kese dong la ñu am muy le maire Aly Lo moom kese la ñu am ci opposant amuñu keneen opposant Aly Lo lañ bëggee mu wàcc ci siège bi monsieur Assane Ndiaye mi toog ci liggéey ñu suñu commune loolu rek la ñu soxla du leneen. jërë ngeen jëf kon asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu waa Ndombor maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa sant di la jox sa gëdd di la jox sa statut tàmbale ko si chef de village bi fi toogoon représenté l'imam ak monsieur l'adjoint au maire parce que man maa ngi si déjà au soir du 23 janvier teg si monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp ak sama frère laay vraiment surprise bu mag a mag laa am bi mu ñëwee taxaw dama jaaxle waa Ndombor maa ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla Youssou Ndour dafa ne fekkee daf siy boole président Assane Ndiaye am na ku ko wax sànq moom mooy premier vice-président chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la région de Thiès ma ñëw tey représenter institution bi en tant que chef de l'administration kontaan trop bi ma ñëwee bettuma am naa tuuti betteel itam ndax dama ñëw pour man wax dëgg yàlla président Assane saa ñu wax waxu Tiwaawan su waxee Tiwaawan Taïba Ndiaye Ndombor da koy tudd ba suñu àndee tukki à l'étranger dafay wax di joxe ay exemple si Ndombor xalaatu moon kay ne que Ndombor nii la civilisé xalaatu moon ne que Ndombor nii la dalee nii la amee paix xalaatu moon keneen ne que waa jigéenu Ndombor nii la ñu taaroo nii la ñu jongomaawe nii la ñu amee charme xalaatu moon que ne que jeunesse su Ndombor nii la engagé woo xalaatu moon ne que aussi organisation bi mun na mel nii wax dëgg yàlla sama dëgg laay wax mais bi muy ñëwee déjà accueil bi ak organisation bi daf ma impressionné benn ñaar ma gis qualité ñi nga xam ne tey ñoo jël parole ku mag wax na jigéen wax maire wax jéeg ju jëm wax jéeg ju ndaw wax jànk wax xale bu góor wax homme mûr wax ah borom xam-xam wax vraiment mu am benn genre disparité boo xamante ne que nii rawatina ku si wax rek li nga wax li ma xam da nga war a nekk yow da nga lucide te da nga xam nan nga bëgg si Ndombor ma am aussi beneen impression mooy impression genre mun naa ko wax insatisfaction ak déception si li fi jot a jaar ba tey Assane Ndiaye ñëw ma gis fulla ak fayda seen détermination indi alternance le 23 janvier donc loolu moom yaakaar naa ne Assane dina tontul boppam te yaakaar naa ne commencé na ko wane man li ma gën a indi mooy déjà am cofeel si moom am yëg-yëg si moom am soppe si moom am respect si moom ndax depuis 2010 qu'il est premier vice-président de la chambre de commerce de Thiès rawatina lu koy jiitu mu nekk ressortissant au chambre de commerce di représenter dignement la section agricole su ñu waxee agricole muy agriculture di élevage di pêche di transformation ak yi nga xamante ni ki ni ay métiers intermédiaires nga xam ne ñoo nekk ci filière bi
Assane suñu àndee tukki soo waxee mu ne Tiwaawan Taïba Ndiaye daan naa yàgg dégg mu wax ndomboor ma amoon kumpa may jox seede rek ku la dig reer su la joxee ndékkee añ sa xel mun a dal te loolu man maa si mën a wax dara ndax man mii nekk ak moom si administration bi ndax da ngeen dégg ñu ne président dafa bare casquette président sama président la en tant que premier vice-président de la chambre de commerce nekk président ay groupement nekk président ay interprofession nekk président ay entreprise nekk président ay coopération nekk président ay coopérative indi ay délégation internationale donc loolu moo tax ngeen dégg président bi P majuscule la mais tey fii du président tey maire la ndax Sénégal depuis 2010 wala 2011 dañu teg lu ñuy wax acte 3 de la décentralisation nga xam ne que développement Sénégal dafay jaar ci base bi par les terroirs maanaam ci suuf malheureusement ñu seetlu ko ne que ñuy falu su waxtu falu jotee ci communes yeeg maire yi dañuy naan mën a mais comme ci fal duñu xam sax lan mooy seen gëdd seen àq ak seen yelleef suñ la falee maire du pour nga toog jaxat yi suuf wala su fekkee ne campagne dafay waaj a am nga bale taal ay lampe su campagne passé lampe yi fay mbedd yi tilim du loolu. développement par la base mooy li président Assane Ndiaye di def sànq soxna si da ko wax ne 3F président Assane Ndiaye mu ngi si ndax suñu wax formalisation su chambre de commerce taxawee yaakaar naa ne ñu ne xanaa neex wax ji jeex na wax ji fa lañ ko laaj fa la ñuy defee GIE fa la ñuy defee registre de commerce fa la ñuy defee NIREA fa la ñuy defee groupement suñu waxee formation ñen ñooy formé yaakaar naa ne fii Tiwaawoon fii su ma taxawee su subaa su luy génnee suñu ne madame Sankharé ñoo taxaw suñu waxee formation ñu ne daw leen yàggul ba moo tee weer président ñu defee ko fii mairie Tiwaawoon nga jiite ko 50 femmes yoo xamante ne que ñu formé leen président Assane tey ñu ngi seen wutum registre de commerce ak seen NINEA ak seen IFRA may seede kenn ngi ne bokk si may seede si ñu wax affaire formation jeunesse président Assane chambre de commerce dañu am benn programme boo xam ne dañuy nar a former si cadre insertion des jeunes 400 jeunes au niveau de la région si 400 jeunes yooyu Tiwaawoon am si wàll ba ñu toogee ba def dépouiller ba sélectionné ba am ay xale yoo xam ne yu dugal nañu leen ISEP ñu nar leen génne ndax dañu am problème mu transport ndax programme bi jëlul transport man keroog ba tey président Assane ba léegi daf ñu yéem dafa toog ne ñu ne kon dañuy génne waa Tiwaawan li bàyyi liggéey waa Thiès ba beneen programme ñu soog a dugal waa Tiwaawan muy nii toog mu ne waa Tiwaawan ñaata ndaw lañu ñu ne ko temps passe bi ñaata la ñu ne Tiwaawan ak ISEP 500 aller 500 retour chaque jour 1000 francs formation bi ñaata temps la ñu ne 3 mois ISEP yeneen 3 mois en entreprise dafa toog jël téléphone am compté ko si saa si albati ko génne poche am génne ne paasal naa leen 3 mois yaatu na ñu génne ma ne ko waa président Assane xanaa ñi seen mbokk da nga leen xam mu ne ma xaw ma leen sax mais dama xam ne que Moussine ñooñu tey suñu jàngee tey ba am seen métier noppal nañu seen i wayjur teral nañu seen wayjur noppal nañu seen bopp noppal nañu seen i borom kër futur noppal nañu seen njaboot futur ñu dem salon international de l' agriculture de Paris moom dañ nekk fa dafa nekk ak ay moroomam mais à notre grande surprise Sénégal bi ma dalee dem salon de l' agriculture de Paris 2005 à nos jours moom la ñu jël en exemple parce que moom moo fa dem indi partenaire boo xam ne dafa ne Tivaouane laa koy indi yaakaar naa ne fan ñële passé ñëpp gis nañ fi Daniel Masson moom mu signé ak chambre d' agriculture de Saône et Loire indi ko fii ñu fas yéene investir dans le département de Tivaouane comme président Assane yaakaar naa ne commune Taïba Ndiaye porte d' entrée la parce que c' est déjà acquis incha allah ndax suñu borom bi du seetaan lu ñaaw te xam ne que lii fi ne yaakaar la actuellement nii te yow yaa ko yor caabi buntu bi yaa ko yor ah suñu waxee loolu buntu la suñu tombee pare Taïba Ndiaye dañ jël Tivaouane après Tivaouane ñu jël Thiès après Thiès ñu jël Sénégal après Thiès ñu Sénégal ñu jéggaan li ji feneen man dama ñëw vraiment pour contribuer ñëw pour gunge ko ñëw pour seede ñëw pour rafetlu aussi ñëw pour wax que ne que biñ leen falee chambre de commerce 2010 ba 2016 Assane Ndiaye dafa ne Tivaouane nit ñi suñu formalisé dañuy sonn di jaamante dama ko ñëw jox nañu bureau pendant 6 ans si que bâtiment boo xam ne da ko naroon loué pour ñu teg fa koo xamante ni ñu ko formalisé fa ngay dem doo jéggaan li ñëw ba Thiès de loolu su ndegam loolu da nga def Tivaouane massement suñu ko joxee mairie Taïba Ndiaye yaakaar naa ne muy premier vice président
délocalisation ki doon wax sànq affaire formalisation jàpp leen ngeen am ngeen bureau ba pare Taïba Ndiaye kon vraiment may leen di remercier bu baax a baax di ñaax nag ndax Sénégal dafa am loo xam ne dañ ko mun muy meeting rafet na xumb na solo yi rafet na wax dëgg yàlla woy yi xumb na man sànq dama tàccu fecc ba bëgg a dee fi ma ne fii moom dafa neex mais nañu yóbbu dem sànni ji carte yi dimanche kuy sànni ji carte ku jigéen yóbbaaleel sa borom kër yóbbaaleel sa njaboot kuy sànni ji carte kuy góor yóbbaaleel sa soxna yóbbaaleel sa njaboot xale yi teel leen jóg jigéen ñi nii ngeen def civilisé wax dëgg yàlla def seen i make-up yu toj def leen noonu ngeen dem sànni seen i carte suñu maire Assane Ndiaye jël raw gàddu gi noo moo développé mu am li ñuy wax Taïba Ndiaye émergent asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. man su ma xamoon ni président Assane du gagné du ma ñëw ànd ak moom parce que man du ma ànd ak kuy perte Taïba Ndiaye man Taïba Ndiaye laa dëkk y a 5 candidats ñoo xam ne ñii samay mbokk lañu ñoo ma gën a jege mais nit wax naa ko démb Taïba Ndiaye nit bu ñëwee ni la dimbali ma da ngay xool ci li ñu koy dimbali est-ce que njariñam la mais bu fekkee musibaam la bu ko ci dimbali donc naan lii kat mënuma la cee jàppale du sa njariñ bàyyi ko mais président Assane dama xam ne lii xam na ko mën na ko njariñam la njariñu waa commune bi moo tax ma ñëw ànd ak moom jàppale mais par parloo ak mbokk bu mu tax ngay jàppale koo xam ni bu ñu ko joxee mairie bi mu yóbbu ko ci mur bi fii am na ñuy jug naan jox leen ma mairie bi jox leen ma mairie bi mais xamuñu sax lan mooy compétence transférée xamuñu lan mooy compétence générale xamuñu lan la mairie war a def ak lu mairie warul def président Assane nag xam na article 3 du code général des collectivités locales xam article 88 bi nga xam ne moo joxe les compétences transférées ñun loolu ci lañ tëgg suñu programme donc président Assane du koy laajte le 23 bu ñu ko falee le 24 day xëy liggéey parce que xam na fa muy teg fa muy teg tànkam xam na la muy def kuy làmbatu nag bu leen ko jox commune bi ak kuy diggee loo xam ni mënul nekk ndoomoor li ngeen fi diggee ah man de li fi ma dem yëpp sax yéen a fi xaw a tane parce que yéen ndox rek ngeen laaj incha allah di ngeen am ndox ci fii ci dëkk bi di ngeen am ndox fii ci Kakken bu président Assane Ndiaye gagné am nañ ci ay solution pour que ngeen am ndox du problème man fi may liggéeyee gas naa fa forage man ni maa ko gas donc soit ñu waxtaan ak ICS ñu indi ñu ndox mi sinon ñu trouver solution pour yóbbu ndox mi Kakken bu fekkee ICS d'accord na ci mais incha allah solution ndox dina am ci Ndoomoor ci fii ak ci Kakken bu ko defee jàmm am parce que ñun bi ñu nekk xale fàttaliku ñu ni Kakken dafa naatoon ñëpp di ci dund fii amoon développement donc loolu incha allah bu ngeen voté président Assane xam ngeen ko lu mu am ci baykat yi xalaat yi mu am ci baykat yi dina leen ci jàppale bu baax a baax te ñun incha allah ñi ngi ci wetam ñi ngi ci ginnaawam. le 23 nag dañuy fal maire mais yemuñu ci rek am na ko ko wax fii léegi ba tudd ki nga xam ne Ndoomoor nga xam ne président da leen a beral loxo la plus jeune conseillère fii la dëkk ci Ndoomoor donc conseil bi la ñuy fal non président maire bi la ñuy fal adoubé ko nag ak le conseil municipal bi nag ñun suñu liste man de gisuma qualité yi ci nekk gisuma ko ci beneen liste compétence yi wax nañu kii docteur la ak ñeneen ñoo xam ne nii pare nañu pour jàppale monsieur le maire gunge ko parce que li ñuy bañ mooy ñu fal monsieur le maire loo wax mu ni xaw ma ko loo wax mu ni fàtte naa ko loo wax mu ni yëgu ma ko délégué lépp monsieur Assane fii la nekk fii la dëkk di fanaan ak yéen di yendoog yéen xam ngeen ni proximité man dama naan monsieur Assane mooy maire Taïba Ndiaye te nekkagul maire parce que maire lan la maire mooy proximité mooy jigéen nit ñi président Assane jigéen nit ñi loolu moom ñëpp xam nañu man miinu ma ko woon ba mu xamee léegi peut-être ci ay 5 mois la mais qualité yi ma gis ci moom lañ ma waxoon yëpp gis naa ci lu kawe sama njot ñun nag du ñu nekk 2019 gagné élection yi fii ci Taïba Ndiaye di ñëw ànd ak koo xam ne nii leer na ni mënul développer commune bi parce que ñun Taïba moo ñu ñor fi lañ juddoo moom lañ xam lu koy jëme kanam rek moo tax ñu def ko waa Taïba Ndiaye dañuy wax naan ñun dañu génn xeet parce que ànduñoo ko dëkk Taïba Ndiaye donc yéen tamit da ngeen am fulla am fayda xam ni mbir mu du deret du parloo dañuy xool ki ko mën a yore ci loo xam ni dina am njariñ ci population bi ñu jox ko te loolu man ci candidat yi ma fi gis kenn rek moo ko fi am muy président Assane Ndiaye moo fi am qualité yi ñi ko doon lim léegi mais boo jëlee CVM ama ko jàng sax waxuma ko
mais boo jëlee expérience am rek doy na voté nga jël ay qualité humaine am nu mu mel Abdou Diop wax na ko Abdou maa ko moo tax man ak ñu bi ñu xamante président Assane xamul yàggul ci xamante boobu ci la xam gis président Assane qualité yi mu am donc ñun ñëpp on est séduit par ses qualités donc président Assane yaakaar am nañ yaakaar loolu ci yow parce que bu dul loolu ñu dem mais am nañ yaakaar chaque jour bu ñu ànd ak moom di gis loo xam ni xamuñu ko woon di jàng loo xam ni xamuñu ko woon donc di wax waa commune Taïba Ndiaye yëpp ñun ne li nga xam bu ngeen ko xamoon élection bi formalité lay doon 100% lañ koy voté jox ko commune bi. da ngaa gore da ngaa baax da ngaa jub da ngaa bëgg say mbokk bëgg askan wi Assane ku mu gis defe na ni moo la war a dimbali ku mu gis defe na ni moo la war a teral ku ànd ak moom defe na ni suy jënd sëri ci dalaa war a jëndal tëjul buntu këram tëjul buntu toolam tëjul buntu biroom tëjul kanamam. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokki ndoomoor yi ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di jiital ci nuyoo bi chef de village bi toogoon fii représenté boppam waaye représenté imam bi ñaan yim fi ñaan yal na ko yàlla nangu ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko yóbbante sunu nuyoo ak sunu cant ci njabootu waa Ndoomoor yépp am nañu mbégte tey ndax lii ku mu doyul yaakaar naa dara doyu la mën nañ ñi gagné nañu combat bi ba pare gagné nañu bataille bi waaye guerre bi également gagné nañu ko Alaaji Ousseynou wax na ko nee na fii arena maga kay feesal waaye bu ñu amee ku mel ni Alaaji Ousseynou mu jiite organisation bu mel nii ànd ko ak ñoom Oumar ñoom Madické ñoom Góore Njaay Alaaji Youssou di leen magal soxna yu baax yi ñoom Mariama ñoom Daba Thiam ñoom Sadio seen doom seen rakk Aminta Njaay ku lim di nga juum nii rek la war a mën a demee parce que Ndoomoor gi yépp mi ngi ci biir bu ñii di organiser Abdou Diop yor téléphone am nga xeeb li muy def lool te li muy def boo demee Australie fekk ko fa boo demee Europe fekk ko fa boo demee Amérique fekk ko fa lépp dugal na ko ci internet bi kon moom itam mi ngi liggéey bu am solo kaddu yi tey du sori kaddu yi cant rekk lay doon ndax ma jeng dugg na lu bari ci programme bi liñ fi wax ci ay njàmbat dégg nañ ko déggati nañ ko waaye bu ñu jëlee sunu responsabilité taxaw laaj commune bi ànd ko ku mel ni sunu rakk Madieng ak équipe bi ñu àndal yépp ñii am expérience ñii am doole ñii am xam-xam ñii am kattan loolu war nañ ko mën a réussir di nuyu sama secrétaire général bi bu chambre de commerce madame Sangaré ñu di ko wax Oumou Thiam kàddu yi nga xamee ni jël na ko fii bu la waxaan 2017 léegi ñaata la formé ci ay jigéen ñaata la formé ci ay groupement ci région de Thiès da nga naan loolu defu ko ba ci formation bi mu mujj wax les 50 femmes yi mu def au niveau du département de Tivaouane au moins xàmmee naa ci Adja Ngone Diop xàmmee naa ci Ndeye Fatim seen doom ji sëy fii ci Ndoomoor xàmmee naa ci soxna Fatma Ndiaye mais xàmmee naa ci soxna Mariama kon pour wax leen rekk ni leen
déjà formation bi mu def beral na ci loxo déjà commune bu Taïba Ndiaye te boo jëlee jigéen ñi ci archipelago bi nga xamee ni mi ngi koy def les 400 jeunes noonu lañ ko mën a limee également ci commune bu Taïba Ndiaye ay xale yooyu xam ne ñi ngi ci bokk ñu former leen ci wàllu agriculture ci wàllu transformation ci wàllu élevage te ay cohorte la yoo xamee ne nii commencé nañ ko te incha allah dañ ko war a mën a continuer donc bu ñu leen waxee ni formation ñun am nañ ci pexe kon di ngeen ko war a mën a gëm. madame Sangaré ñoo ngi lay sant ñoo lay gërëm ñun xam nañ sa engagement au niveau de la région de Thiès gouverneur gërëm na la département yëpp préfet yi gouverneur gërëm nañ la waaye sa groupement jigéen ñi de toute la région de Thiès ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di continuer di gërëm bu baax waa Ndomor waaye dafa am équipe yoo xam ne ñoo ànd di liggéey daanaka lim naa leen ndax su ma ci tuddee soxna Mariama nee naa moom mooy yaayi coalition bu union citoyenne bunt bi noonu loolu lañ ko tuddee muy Mariama Diop mooy yaayi union bi moo di ci taxawaay bu rafet ab engagement waaye foo xool ci wetam gis nga fi soxna Daba Thiam ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo bokk ànd dëkk fii ci Ndomor di sant sëriñam Baye Mor Jiite moom ca départ ba biñ ne dañuy laaj commune bi la ma ne Assane demal nga tëdd nelaw bul campagne kenn bu jox sa xaalis kenn ñëpp yow la ñu wooteel Baye Mor Jiite de lii la ma wax yàlla xam na ko kon pour wax la moom itam cofeel gi mu am waaye noonu la ci nampatale ak njabootam su ngeen gisee organisation bi man sama dërëm 1 franc bi gën a ndaw defuma ko ci donc li yombul ci ab politicien ñu organiser la lu mel nii dërëm defu ko ci kon ñi nga xam ne ni ñoo ko ci def yan ñi ngi ñaan yàlla mu fayal ñu leen Xaadim Jiite ànd ko ak commerçant yu Tiwaawan yëpp xaw ma dañoo luye oto xaw ma dañoo jëndi oto yal nañ ko moom oto yooyu yëpp ànd ak i motard ànd ak lépp ñëw ba càllee jël si ñu indiwaat ñu fii yal na yàlla yokk leen yal na yàlla barkeel seen liggéey kon Xaadim yaa ngi ñi nga àndal ak commerçant yi Tiwaawan yi ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm noonu la ñuy sant également màggat ak xale yi nga xamee ni nii ñoom ñoo ànd ci wàllu liggéey bi wàllu communication bi damay ñëwaat ci Abdou rek ñoom ñoo ko ànd ñoom ñoo ko jaxasoo kon ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm bu ma sante ku mel ni Madické Sarr moom mën nañ ñi moom bu ñëwul ci ndaje mi rek des koy wëri te nee nañu école mi tam noonu la fa mel fi muy jàngalee bu ñu xëyee fu mu am cours gisuñu ko des na ko téléphoné élèves yi ci seen bopp yàkkamti mu ñëw ci classe kon ku mel ni Madické Sarr soo ko amee da nga koy sant di ko gërëm waaye nag di beral sama cant il mio amico Goro Ndiaye che abbiamo fatto l'italiano, abbiamo fatto l'Italia tanto tempo, siamo conosciuti lì in Italia. Grazie mille, grazie ancora. Di sant Alaaji Youssou wax naa ko wax naa ñoom Ousseynou ñoom Omar ak xale yëpp di sant di leen gërëm ci seen engagement seenu liggéey mënuma sori te sama xel demoon ci sunu jigéen maam mi ñaan du ma ci bëgg a sori mu doonoon kenn ci noonu ñu bari xamuñu ko mais maam mi ñaan magam Cheikh Ndongo Gueye ñun dañoo bokkoon benn classe di jàngandoo ñu bokk fi mu nekk ñoo defandoo 6e ba 3e jusqu'à présent ñoo bokk suñu tour promotion boobu nga xamee ni nii ñu tuddee ko promotion Youssoufa Lakoum xale yi xamu leen ko moo nekk 2e directeur ou bien principal yi ngeen ko wax léegi bu CEM Ababacar Sy Abdelkader Clédor Ndiaye moo fa jiitu ki fii inspecteur d'État malheureusement après mu décédé Youssouf Lakoum ñëw nekk suñu professeur moom itam mu marqué ñu trop comme ni Madické marqué le CEM de Kër Mallé ñu tuddee ko amical boobu amical Youssouf Lakoum
jusqu'à présent tous les 2 mois cette classe là dañuy réunir fenn soit sama kër ou bien kër commissaire Dieye ou bien feneen ak feneen ba nga xam ne dañuy gisee Cheikh Ndongo moomu nag mooy le premier adjoint au maire de la ville de Guédiawaye moom moo topp ci Aliou Sall moom Mame Mignane ñoo bokk bàyyi moom moo boole woon ak Mame Mignane muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bi ñëwee chef de village bi mu gaañoo témoignage yi mu def man ci laa ko gën a xam taxawaay bi nga xam ne moom la taxawam ci Ndoomoor ku dégg audio bi nga xamee ni sëriñam Cheikh Ahmed Tidiane ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam moom itam muy sunu xarit sunu kóllëre kon ñaan yi nga ko ñaanal moom Mame Mignane yal na ko yàlla nangu te xare ko àjjana du jar ñu di ci sori bu ñu santee ñëpp gërëm ñëpp sant ñi nga xamee ne nii ñoo def déplacement bi fu nekk liñ jógee boo xoolee Rijal Ñang ku ko mën a téye man ci am meeting ba heure bii parce que moom déjà 8 heures dugg na këram fay na téléphone am ba suba léegi ñu téye ko mu toog fii ba nëga ni lu ko jaral man de wax dëgg yàlla xanaa ñu ñaanal ko yàlla rek niñ koy ñaanalee boo xoolee Baara Mbay ma nga ca kaw moom itam jóge Mbayeen moom itam wax dëgg yàlla ak kilifa yi ñoom Paate Gueye wacc seen liggéey ñoom itam ñëw toog buñ fi doon nekk ba 2 heures du matin itam xam naa ne duñu raf di sant machine na di ñayu xare moom itam nekk Baal Diop ak taxawaayam ànd ko ak xale yi ñi nga xamee ni ñooy Pape Dieng ñi jóge Kër Magay ñoom Moussa Mbaye ku ko lim daal di nga juum 8 villages yi kenn desul di sant Mor Thiam xaw ma mi ngi ci mbooloo mi xaw ma mu ngi ci waaye xam nañu engagement am ñoom Omar Ndiaye seen engagement fii ci Ndoomoor xam nañ ko ñu ngi leen sant di leen gërëm li ci am solo daal di sant suñu bokk yëpp yu jóge ci village yëpp waaye rawatina waa Thialé seen mobilisation exceptionnelle bi nga xamee ne nii bi Xaadim jiite ñëwee ànd ak njaboot Ndoomoor ak i xarit Tiwaawanam ñëw fekk fi waa Thialé kon kenn ku nekk ñoo ngi lay sant di tudd sa tur ngeen xam ne rek temps bi moom moo dese noonu waaye kenn ku nekk xam nañ la gis nañ la bu ñu laajee commune bi nag li tax ñu laaj ko xam nañu ni muy doxee xam nañu ni mu waroon a doxee am na loo xam ne nii ñun dañ ko bëgg a jubbanti bi ci jiitu mooy wàllu mbay mi wàllu agriculture ñun dañoo gëm mbay am na candidat yi wër di wax ni xanaa du ngeen jox baykat bi seen commune te fi mu koy waxee 90% ñooñu ñañ koy waxal ay baykat lañu waaye ñooñe lañ ko tontu moom dégg na ko kon yaakaar naa ne suñu xel dal na mbay mi du niñ doon bayee bu njëkk rek la ñu war a bayee léegi intensification de l'agriculture foofu la ñu war a mën a jëm dëkk yi dafay bari donc suuf si day wàññeeku kër yi di yokku usines yi di taxaw donc li nga doon bay li maan mi doon bay ay 5-6 hectares léegi day xaw a jafe kon il faut nga bay 1 hectare ba pare ñu ëpp les maam yi rendement yi nga xamee ni nii ñoom daan nañ ko am donc xalaat yooyu ñun am nañ ko bu jëlee wàllu élevage moom itam il faut saawo yi day jafe léegi ndax suuf si xat na te ñu ngi bay conflit diggante baykat ak sàmmkat bu nooree ci tool yi ñam bi coow li day bari ñuy gorante ñuy defante lu nekk mais war nañoo commencer changer ñi nga xam ne noonu la ñuy bayee moom itam embouche la ñuy def ci biir kër yi bàyyi pastoralisme indi nag yoo xamee ni nii boo doon am 2 litres de lait di nga am 15 à 20 litres de lait par jour mu yor la yor sa waa kër ba pare yor boppam ba pare nga desal ci dara donc xalaat yooyu moom la ñu am ci mbay mi moom la ñu am ci càmm gi soow mi su baree ñu xalaat former jigéen ñi mooy 3F yi Mariama doon wax rek day ñëwaat ginnaaw bu ñu leen wutalee ay kayit madame Sangaré wax na ko parce que chambre de commerce kayit yëpp foofu lañ koy wutee ci ñoom dematoo tribunal dematoo fenn foofu ngay dem bu dee GIE nga bëgg bu dee association nga bëgg loo bëgg rek fu ngeen demee ñoom ñu defaral leen ko te liñ ko mën a defee ak un temps record yaakaar naa ne foofu moom jàppandi na formation également chambre de commerce li ci ëpp ñoom ñoo koy def formation bu ñu leen wax rek ñoom bu ñu amul ñu ko def sur place daañu wutali partenaire boo xam ne moo ñuy defal formation bi comme jigéen ñi formation ci meew mi formation ci savon bi madame Sangaré ma ngay raf ci wàllu formation bi nga xam ne ni tudd nañ ko formation ci manioc bi formation ci huile fan yi rek laa ko doon boole ak partenaire
boo xamee ne ci doomi saaf-saaf huile de moringa yaakaar fan yi te kooku ci jal yi la ko doon wute ma boole leen mettre leen link bi loolu moo am solo kuy liggéey mu dajale doomi saaf-saabam xamul fu mu koy jaayee madame Sangaré di wut doomi saaf-saaf xamul fu mu koy jëndee link boobu ñu def ko ba nga xamee ni nii kii dina mën a jaay kii mën a transformer moom itam ay huile essentielle yi nga xam ne moom lay defar mu di ko jaay France di ko jaay ci salon d'agriculture yi yaakaar naa loolu aussi war nga cee defal soxna yi moom laa ko booleel jotante nañ téléphone jokkoon nañu téléphone madame Sangaré ak Sala Ndiaye moomu kon pour wax leen rek ne leen donc ñun loolu moom moo ñu gën a yitteel wàllu éducation di ko commencé ci école élémentaire yi incha allah man de bu ngeen ñu falee ab parent d'élève dootu jënd cahier li ngeen soxla ci fourniture scolaire di ngeen ko am li nga xam ne moom la ñu wootee rek ci budget pour fourniture scolaire xaalis boobu presque doy na doo ci dolli dara bu cahier bi day jar ñaar fukk nga jënd ko ñaar fukk waaye waxuñu cahier bi war a jar ñaar fukk nga jënd ko téeméer ci ay këyit loolu moom day jeex incha allah fourniture scolaire yi ñun ñoo leen ko garanti daara yi wax nañu école arabe yi incha allah ni ñuy jàppale école française yi noonu lañ leen di jàppale les lieux de culte également am nañ ci xalaat étudiants yi incha allah ñoom itam daañ leen jàppale daañu ubbi ni ko ma jeng di waxee benn guichet boo xamee ne ni dañuy recenser tous les étudiants de la commune de Taïba Ndiaye kenn ku nekk niñ la war a jàppale ci wàllu hébergement niñ la war a jàppale ci renforcer say cours incha allah loolu buñ leen xamee ñu xam nombre bi ñu di leen woteel budget boo xamee ne nii de façon équitable kenn ku nekk li mu war a am mu di ko am incha allah bu jaarale ko ci seen i association ou bien seen fédération en tout cas daañu fexe ba gën leen a boole yéen ñëpp nga xam ne lu ñëw kenn ku nekk lañ ci war a jot yi université de Ziguinchor de Kaolack de Saint-Louis bu Sébikotane bu Dakar ak bu Thiès du ñu bàyyi kenn ba jusqu'à l'université de Bambey ak les instituts supérieurs incha allah dañ leen xool nu ñu leen di jàppalee. donc programme bi bari na programme bi dëgër na wàllu ndox mi wax ngeen ko man bu yàgg laa ko yàgg wax ma ne Lac de Guiers SONES na dugg dans la commune de Taïba Ndiaye. Taïba Ndiaye toll na foo xamee ne nii ak forage benn forage ñaari forage attanatu ko kon na SONES dugg ni ko Thialé amee Thialé du ngeen dégg mu am problème mu ndox 2003 ba nëgë ni la ñu am ndox mais amuñu benn problème mu jafe-jafe te noonu la demee Kër Magueye noonu la demee Màkka amuñu problème comme na dugg fii su ko defee ndoxam forage ñu xool côté boo xam ne fa lañ ko war a mën a yóbbu ñii di ci bay ñu boole ci yeneen forage yoo xam ne c'est des forages à usage agricole ñu jàppale leen ci kakken bi moom itam ay waxtaan la laaj ay négociation yu ferme nag ak ñu wax ak ñi nga xam ne ñoo yor usine bi wax dëgg yàlla yenn ndox yi nga xam dañ koy dévier di ko yóbbu feneen ñu fexe ba di ko verser fii su ko defee noonu itam lu ñu mën ak suñu partenaire bu dee dañ fiy def benn forage ñaari forage ba nga xamee ne ni ndox mi dina gën a bari en tout cas moom ci suñu wàllu xalaat Kakken war nañ ko mën a jàppale ndax ba ma dalee dégg ñu ni Kakken mooy seen Italie mooy seen Paris mooy seen Madrid yàgg naa koo dégg ñu ni ñoom demuñu fenn képp kuy liggéey Kakken jëru ngay muudu ji jëru ngay dem fenn kon incha allah daañ leen ci renforcer bu baax parce que xam nañu li fi war a mën a jógee le marché hebdomadaire bi nekk Taïba Ndiaye dañ ko bëgg a def benn marché boo xam ne tous les jours lay doon nit ñi def di dem daaru te ñi jóge Taïba Ndiaye ñoom dong ñoo fay jaay seen i bagage di jóge feneen ñi jóge Taïba Ndiaye ñooy jaay seen i bagage noto loolu am nañ ci ab xalaat boo xam ne nii waxtaan ci ak yéen ngeen gëm seen bopp gëm seenu marché ngeen ñiy bay ñaam bi di fi indi ñaam bi di ko fi ni ngeen ko waxee les cases de santé bëgg nañu fexe boo xam ne ay poste de santé lay doon des na ci jàpp incha allah ba nga xam ne nii dotation médicament yi itam daañ ko yokk waaye suñ ko yokkee itam daañ ko surveiller ba nga xamee ne ni maladie yi daañ ci gis seen bopp chaque année nga jël 8 millions nga dugal ko ci ak poste de santé te kiy jënd ordonnance du ci gis boppam benn yoon kon loolu itam 8 millions yooyu fan lay dugg loolu incha allah dañu am xale yoo xam ne ni ñoom ñoo koy saytu problème mu maire
man bëgg may dégg ngeen naa boo nekkee boo faloo nang ñu defal lii am maire warul mën a defal kenn dara ab conseil municipal 46 ñoom ñooy daje ñoom ñooy décider maire day exécuter rek bu conseil bi dajee ni Ndoomoor mii nañ fi def forage du maire bi moo fi def forage bi mais 46 ñoo bokk ñu waxtaan ko li nga xam ne moom la ñu war a def fii noonu la ñu war a fas yéene liggéeyee fi ñuy commencé mooy le PDC plan de développement communal dañuy ñëw Ndoomoor ñu jaamu seen soxla ngeen wax ñu ko li ngeen xamee ni soxla ngeen ko ci juróomi at yi ñu def prioriser ko budgétiser ko at mu jot lañ ci war a def ci Ndoomoor bu dee ren jii dañ fa war a def ab forage ci waxin dañuy ñëw ni leen ngeen d'accord ci su ko defee ñu commencé forage bi su àggee xayrun ngeen xam ne àgg na su àggul daañ ni lii moo ko gàllankoor ba àggul suñ ko deful itam daañu ñëw ni kat budgétiser woon nañ ko waaye lii jotuñu ko def kon pour wax leen incha allah leeral bi des na ko def donc maire day exécuter rek waaye du maire moo fiy def dara conseil bi ñoom ñooy décider donc le plan de développement communal su amee chaque année foofu budget bi yëpp foofu lañ koy jëlee kon su ko defee lu leer naññ lay doon foofu du jar ñi sori xalaat yi bari na jigéen ñi des na leen jàppale ci wàllu liggéey wàllu transformation wàllu financement xale yi daañ leen jàppale ñoom itam seenum xëy tool yi bëgg nañ ko yokk li ñuy wax rek noonu du ñu def ay promesse messianique maanaam di digge loo xam ne mel ni yonent bu wàccee ci kaw ñëw ci suuf di leen dig déedéet li ñuy wax co-construction nun moom la ñuy def dañuy ànd ko ak yéen ànd ko population yi seen soxla ñu ñëw ci base bi ngeen wax ñu ko boole mu dëppoo nag ak les 9 compétences transférées bu bokk ci 9 compétences yi partenaires yi am na ko Madien am nay partenaire ñeneen ñi am nañu partenaire ñooñu ñooy ñëw jàppale ñu loolu ci financement bi déjà noonu rek am suñu filière bi nga xamee ne nii ñëpp xam nañ ci Sénégal am nañ ci ay partenaires on a un projet qu'on appelle le projet Gunge Ñambi war nañ fi def lu am solo ci ñambi ji am nañ projet de formation des jeunes le projet Archipelago avec la chambre de commerce bu Côte d'Armor ñoom itam ñooñu jàppale chambre de commerce loolu lépp pour njariñoo xale yi ci askan wi ci région de Thiès waaye bu ñu nee région de Thiès Assane Ndiaye mooy premier vice-président de la chambre kon duñu mën a fàtte la commune de Taïba Ndiaye kon noonu nag lañ ko mën a waxee partenaire yaa ngi fii état baa ngi fii waaye commune bi également am na ay ressources yooyu ñun xam nañ fi mu jógee ba mu fi nekkul ñun ñoo ànd di ko dox ba nga xam ne taxaw na ñoo ñi les conseillers là ba nga xam ne ni CELS bi état bi da koy fay entreprise yi di ko fay kon su ko defee loolu nag mooy alalu askan bi mooy alalu commune bi ñu fexe mu ñëw ci yéen rek ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci mobilisation parfaite bi nga xamee ne nii Alaaji Youssou Ousseynou ak ñi mu àndal ñëpp def nañu ko vraiment suñu xol sedd na mention exceptionnelle à nos femmes les Mariama les Daba mais mention exceptionnelle à ñoom Yacine ñoom Awa ci seen journée démb bi ñoom Fatma vraiment rafetlu nañ ko bu ma nee mention exceptionnelle itam def nañ ko fu mel ni Taïba Mbaye ak ñoom Penda Sarr def nañ ko Thialé ak ñoom Omal ñoom Nogay Diop waaye def nañ ko feneen foo dem ba fi nekk suba Minna moo aaye ñu ngi invité waat ñëpp suba niñ ko defee nii rek xam naa ni bii moom ah Taïba Ndiaye day wax dëgg yàlla moom neexoon na am na solo xam naa li Taïba Ndiaye dàqale nag ñoom ma jeng dafa jël kàddu ni ma Assane suñu gañee yow dañ lay dëkkalee Taïba Ndiaye te loolu dégg ma Ndoomoor ñu wax ko man itam bu ma dëkkal Ndoomoor it waaye comme Ndoomoor waxu loolu ah defe naa loolu rek mooy différence bi entre Taïba Ndiaye ak Ndoomoor ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi jéggalu ma jeng du jar ñu di ci sori liñ ci wax nañu ko muy xale bu baax xale bu yaru xale bu am yaakaar dama bëgg nag bu soobee yàlla ngeen xool ko jàppale ko en tout cas mook équipe bi mu ànd nee na sàngalaa koy day moor xalma ni ko on a réconcilié la jeunesse
de la commune de Taïba Ndiaye boo gisee bi Abdou di wax nga seen Bamba jóg di ko mbokkam yi di ko tagg ñoom Bamba jóg di ko mayele ñoom Mamadou Sall di maye ñoom Abdoulaye Diop Wàcc di ko maye nga xamee ni nii am nañ ak équipe soudée boo xamee ni nii mi ngi dans la commune de Taïba Ndiaye équipe boobu yàlla nañ ko maintenir ba nga xam ne bu ëllëgee ñun ñu jàppale leen ñu pousse leen en tout cas am nañu yaakaar ci yéen ci commune Taïba Ndiaye yal na ko yàlla def yal na yàlla jàppale leen ñu ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp. nañu yàlla yiir bisimilaay ñoo ngi door yàlla nañu yàlla yiir yàlla nañu yàlla yiir umbe saytaane la yàlla nañu yàlla yiir yàlla nañu yàlla yiir musal ñu ci cat lu ay simila